salaamaaleykum askanu Pikine dugg nañu Pikine dem seeti Ablaye Nar mais nag la mu wax moom moo tax ñu dox ñëwaat ba ci ki nga xam ne mooy grand sëriñ bi. bu ñu nee grand sëriñ nag daf ko fi liggéey moom njaga caam la woon mook sunu baay Kabiru la woon mais moom Pikine lu mu fi fekkee rek boo duggee Pikine ci koo mën a dem mën naa wax ci Pikine waaye ñoo ngi doog site internet seen direct macha allah ñoo ngi doog a daj grand sëriñ de Dakar ñoo ngi doog a daj grand sëriñ de Pikine moom mën nañoo wax lan mooy Pikine ginnaaw bi ñu la jaayale sa doomu ndey sa xarit sa wóllëre sa rakk sa lépp nga wax ñu lan moo indi turu Pikine ginnaaw bi ñu la jàllale. maa ngi leen di gërëm Aziz yow moom dama lay gërëm particulièrement parce que yow xale nga c'est vrai mais léegi référence nga Pikine parce que comme on disait que nit moom sa loxoom setee rek mu mën a bokk ku nekk yow aussi vraiment maa ngi lay encourager di leen ñaanal suñu borom may leen wér may leen gudd fan et lépp leen am yéene si seen rajo bi bu ñu dem ba mu doon télévision bu mag si kàttanu suñu borom parce que nag ku nekk fi la jaar te incha allah am nañ si yaakaar surtout yow moom soppe ñëpp nga xaritu ñëpp nga di leen nuyu di leen gërëm waa question bi nga posé moom yomb mën naa xam Pikine Abdou Aziz dafa am taxawaay dafa am nu mu taxawee depuis presque en 1952 le Pikine samp yàlla dogal Biram Njaay ñàppali yàlla dogal sunu papa Kabiru Mbodj mu amoon ay kilifa ay homme d'état yoo samp Pikine ñun ñëpp presque soo xoolee Gueule Tapée Médina Fass la ñu jógee ñëw installé Pikine boobu Berwel benn tubaab bu ñuy wax moom moo dagg Pikine moom moo dagg biir Pikine ñoo fi njëkk installé ñu indi fi Pikine ñuy wax dem leen Pikine yàlla dogal ba Pikine actuellement mooy deuxième capitale du Sénégal. mais turu Pikine boobu maanaam moo samp Pikine mais Pikine moo boobu. waaw parce que Pikine dañ doon wax dem leen si Pikine ba parce que tellement que boobu temps kenn ñemewu fi dëkk jamono jooju kenn ñemewu fi dëkk looloo taxoon suñ doon jël waa Fass. waa Gueule Tapée parce que soo xoolee Pikine actuellement am na cité boo xam ne cité Gueule Tapée la. moom fii Pikine fii Pikine côté bi nga nekk nii. cité Gueule Tapée la parce que waa Gueule Tapée ñoo fi ñëwoon. mooy li jëm syndicat bi mooy jëm li syndicat fii continuer ba sa tali rue 10 ba. ci rond point bi sa rond point ba. ñooñu waa côté Xuru Mbukki voilà ñooñu. côté rue 10 bi. rue 10 ba si rue 10 bi si soo ko jëlee ba foofu moo doon waa Gueule Tapée ñoo fi nekkoon. ñoom la ñu jàppale woon ñu affecté leen fii. donc Pikine dafa am cosaan bu am solo yàlla dogal aussi ñu tombeel ay kilifa aussi mel ni Biram Njaay njàppale comme ni ma la ko waxee. mu mel ni Kabiru Mbodj. parce que tey référence bu ñuy wax Pikine au vrai sens Pikine Kabiru Mbodj la. mooy référence Pikine. mooy baayu Marème Mbodj. mooy baayu Marème Mbodj tey Pikine nu mu mel Kabiru la à part yàlla ak yonent la. ana Kabiru mi ngi dund. waaw mi ngi dund démb rek dem naa fa parce que lépp lu ñuy def dinañu dem seeti ko ziar ko waxtaan seek moom ànd ak Ablaye Nar. ma pend Seck téléphoné ñu jox ko Kabiru mu ñaanal leen si jëf si fi ñu war a dem te Kabiru dina fi yàgg lool. dafa mel ne Kabiru da nga ci solidaire quoi. waaw Kabiru xam nga. ma gis ni ngay waxee. waaw ma sentir bëgg bi. waaw parce que xam nga jamono Kabiru Mbodj dafa doon référence. parce que amoon na possibilité. muy kër. muy ay suuf. muy ay terrain. muy lu nekk
Kabiru Pikine képp ku mu àndal teral na la képp ku mu àndal may na la kër. moom Kabiru képp waaw moom Kabiru Mbodj képp ku mu àndal àndu nawle lay ànd ak yow. Kabiru àndul ak yow àndu maire. Kabiru àndul ak benn xaritam pour wan ne mooy maire pour wan ne lii dayoo bi la am soo xoolee Kabiru Mbodj ñaari kër la am. ku nekk ci Senghor. chef de cabinet. suuf si bari ci loxoom. lu bari lekk ci loxoom. Pikine boobu dara suuf si yëpp moo ko yoroon. moo ko géré woon am fi ñaari kër am autorité bi. Kabiru ñaari kër la am ci Pikine soxlawul dara. lu dul defar Pikine. kon Kabiru référence la. kon Kabiru man personnellement maa Ndiaga Thiam mooy sunu référence. dafa mel ni damay dégg sax ci weewu béy Babacar Diop directeur Seydou Nourou Tall naan moom Kabiru mooy référence am. mais adduna bi yëpp ku baax ku ne. te ngay woote bëgg nga Kabiru. te ngay woote pikinité. su dee pikinité mi ngi si sa xol. nga fekke lu bari. Kabiru mooy sa référence. Périès koy comme moo tax grand Serigne laay wax sax. parce que tur boobu ni mu lawee léegi ak ni ko nit ñi dëggale ba maire bu ñëw ne man daal grand Serigne laay àndal mu wan ma dëkk bi taalal ma làmp yi. dëgg la parce que loo tariwul doo ko loo jàngul doo ko tari. doo ko tari. Kabiru daf ñu nàmpal def si ñun état def si ñun ay responsabilité Pikine nit mënu fi def lenn Pikine gii ñu nekk si kàttanu suñu borom te ñun dugaluñ si suñu loxo américain su ñëwoon tey nekk maire Pikine dina wax ak ñun. dina wax ak yéen. chinois su ñëwoon nekk tey maire Pikine dina wax ak ñun parce que Pikine ñoo ko tracé ñoo ko moom te loolu lépp si loxo Kabiru Mbodj la jaar parce que li fi nekk lépp nag ñoo ko defar ak Kabiru ñoo si ànd ak Kabiru liggéey ko. maire yi ñëw topp ci. maire bu fi jaar rek te kenn doog du fi falu. amul benn maire bu mës a doon fii maire te demoo fekk Kabiru tàllal ko sa loxo ñaanal ko. mu wax la fi ba ci Ablaye Timbo sa jumeau. Ablaye Timbo Pape Sagna Mbaye. Pape Sagna. Daour Niang. Demba Seck. amul benn maire boo xam ne avant ngay falu. ngay dem ci moom. avant ngay falu. ngay dem mu wax la li mu lay wax. ñu ànd si. su si àndul doo falu. su àndul doo falu déedéet. moom moo tax dañu gis sa relation ak Ablaye Timbo dafa mel ni yóbbu nga ko ci sa baay Kabiru. Ablaye Timbo ba muy falu ba muy falu dañu ànd ak moom. ànd ak Ndiaga Thiam. ànd ak Ndiaga Thiam. ñu yóbbu ko si Kabiru. ñu waxtaan mu nangu ñaanal ko moo tax Ablaye Timbo tey doon li mu doon. sa waa ju baax jooju. waaw Ablaye Timbo nit ku baax la. xam nga kilifa moom sunu borom moo ko def kilifa parce que kilifa bariwul wax. bariwul capar bariwul dugg. li mu war a def lay def. te lu mu warul def du ko def. te aussi yàlla may na ko lenn. moom ndimbalu sunu borom la aussi. lépp lu mu la wax rek moom. da koy def dina ko def. donc Ablaye Timbo mën nañ ko boole ci référence si ñu baax di Pikine. waaw loolu mais nag nekk nga fekk say rakk. waaw ku mel ni Isaaxa Diop. waaw ku mel ni Pape Gorgui Ndong. waaw ba ci jaram yi sax sa rakk la. voilà. maire bu fi nekk rek. boo waxee mu ne grand Serigne sama xarit la. dëgg la parce que avant ñuy falu ñoom même Timbo fekk nañ ma Yoof kër Ndiaga Thiam. nenu lu tax saa yoo waxee rek dugal ci Ndiaga Thiam. waaw kooku monument la parce que ba Kabiru nekkee maire moom moo nekkoon président des commissions des finances parce que c'est un inspecteur des impôts un grand cadre un intellectuel parfait un monument parfait te bëgg Pikine donc tey Pikine Kabiru orientation yëpp Ndiaga Thiam a ko defar parce que moment boobu moo doon inspecteur des impôts fii ci domaine toutes les grandes sociétés yu nekk dans le département de Pikine moom Ndiaga Thiam moom lañ doon fay impôt xam na Pikine maîtriser na société yu fi nekk. kon Texaco bi moom lañ doon fay impôt. partout société yu fi mag yu nekk Sénégal Pikine yëpp autour de Pikine yëpp Ndiaga moo doon inspecteur des impôts moom lañ doon fay
donc ñu jël ko jox ko suñu commission des finances liggéey boobu pour muy développer Pikine dafay yomb parce que tey Pikine lu mu doon ba ko Kabir joxe orientation yi Ndiaga Thiam moo ko mottali parce que koom-koom bi moo ko doon indi moo doon dem di fayeeku impôt di ko dugal biir Pikine ba tey ni ngay gis Pikine ñu bari di si liggéey si kàttanu sa borom koom-koom bi fi amoon Ndiaga Thiam di ko liggéey moo taxoon tey ñu mën leen embaucher. kon looloo ko topp ba mu nekkoon directeur marché poisson. waaw directeur marché poisson bi sax bien avant boobu moom moo doon premier maire Pikine Est. c'était le premier fi Isaaxa nekk. moom moo njëkk nekk le premier maire Pikine Est. après ñu nekkoon dénk ko Isaaxa nekk deuxième adjoint maire de la ville avec Demba Seck. waaw ba pare nag yor finance Pikine. mais père nag grand sëriñ xam nga Pikine de. waaw bu baax. te loolu yëpp nag dama ko fekkee te dama ko liggéey ak ñoom. waaw nee naa la Pikine lu fi nekk rek ñoo ko fi def. waaw da nga ko fekkee. parce que soo defee micro trottoir wala nga laaj nit ñi. boo waxee ñun la PRIS. loolu muy set civilisation bi jikko jee ëpp ci lu baax. boo waxee ñun la PRIS bu waxee ren bala moo waxati déwén. waaye lépp lu muy def ci suuf la koy def ci côté social. nga xëy rek dégg sa frère génn na àdduna Thione Seck. waaw muy mbetteel. muy mbetteel buy naqar bu metti parce que ajjuma boobu Ablaye Naar mi di suma genn wàll di suma xarit fii la ñëw jabaru Silla mu ñu koy wax Bilmana di xaritu Thione Seck benn bakkan parce que kooku ba Thione dul dara ñun ñoo doon fëgg Thione Seck fii di ko jox dépense donc yàgg nañu ak Thione. kon seen rakk am ngeen ak moom relation yu sérieux. non Thione c'est-à-dire Thione du relation sax bu sérieux mais relation mbokk la. deret la Thione deret la. mais grand sëriñ yi sax xam nga ne yaay Pikine. loolu am na. macha allah loolu moom suñu borom dogal na ko. Thione deret la ni nga ko xamee si Ablaye Naar ma pend ba nu ñëwee. man ma taxaw ni Thione Seck si kàttanu suñu borom dama bëgg ñu saraxal ko Pikine parce que sarax bii tey ñu koy def si Pikine. loolu kañ la. bii dimanche bii ñu war a def. si kàttanu suñu borom si man mii la jógee. ma ñëw waxtaan seeg sama xarit sama Cheikh Ablaye Naar ma ne ko laaykat su ma sañoon Thione Pikine ji la ko ñëpp xamee. parce que daf ci am wàll. du am wàll du ko moom. Thione kenn du ko fi sédd. cër la fi am. dafa am cër. donc ma Penda Seck. donc kooku du mën a nelaw te Pikine yënguwul. kon da ngeen a bëgg tarixa yëpp daje. wàcceel ko ay kaamil. Pikine gi yëpp. tout le département de Pikine tous les 16 communes. la ville de Pikine. yaa ngi leen di woo. ñu ngi leen di woo te ñoom ñëpp dinañu teew te ku nekk yàkkamti pour ñëw jour boobu pour defal ko Ballago parce que Ballago nag ji na leen ko waaw balaay keneen di ko defal Pikine war na wane fi nu toll si Ballago parce que Ballago nag Pikine waa la nag su ñu seet Pikine pire Ballago Pikine waa la. fii la baayam dëkk démb l'histoire wax na kan mooy bàyyi ci Ballago. super Kabiru. maag Ablaye Naar ñoo fa ànd. muy magu Thione di kilifa Thione. Ablaye Naar ku la bëgg. waa Ablaye waa lu sax bëgg sama diggante man ak Ablaye. kon lan la. Ablaye maag moom ay jumeaux la ñu. xam nga bëgg day jeex. bëgg day jeex. xarit day tas. xarit day tas. mais man ak moom sama relation ak Ablaye Naar sama yaay moo ko indi. sa yaay bi la jur. sama yaay man bu ma jur. moo taxaw def loolu. moo taxaw jël Ablaye Naar dooleel ko. ana sa yaay. nelaw na at bu jot war a 6 mois bu jot Ablaye Naar dina dem Daaru Salaam ziyaara ji sama yaay. lan la leen dénkoon yéen ñaar. exemple li am dama ñëw fekk Ablaye Naar mii tey uufu si sama kanamu yaay parce que biige mii tey di soxna Ablaye Naar
ki nga fekk kër Ablaye Naar baayam ak yaayam si sama papa lañ doon liggéey mu doon uufu mooy ndeyu kër gi ñu fekk fee mooy biigee moom nga fekk sama sœur la ku baax la ku baax la moo ñu dalal Ablaye Naar sama yaay xaritam la yaay Ablaye Naar amul bés man tamit bu mu dul ñëw sama kër seet si ma ñuy diisoo ndeysaan donc c'est un problème de famille du ay problème mu xarit famille la bu ma bokk ak Thione Ballago bu ma bokk ak Ablaye Naar kon daal dimanche woote ngeen fii ci tali Icotaf bi li tax ma am fit bi ñeme ko man mi maa wax ne Ablaye Naar wax ko Mapenda Seck wax ko Ousmane wax ko Kéba wax ko Assane Ndiaye man maa jël sama téléphone woo leen wane ne yaay taawu kër ga ne la wane ne ñun ñooy taawu kër ga te du seen tur sax lañ koy defee di Pikine na ko def Pikine dama bëgg mu leer waaw si ñeneen ak ñeneen décision bi jógewul si Ablaye Naar jógewul si Mapenda Seck dafa jóge si waa Pikine waa Pikine ñoo ñëw si ñoom parce que ñoom aussi dañu bokk si Thione Seck bari ay taalibe ay kër sëriñ exactement ñëw na leen de suñu sañoon fii Thione Seck dëkk fii ñëpp xamee ko comme que mënuñu am accès fële ñu defee fii Salax si parce que ñoom tamit ñu nangul ñu ko li ko seex dafa bari de waa kër Serigne Babacar Sy ngi fii maa ngi koy wax sànq Ablaye Naar waa kër Serigne Mbacke Pikine kër Serigne Fallou kër Serigne Touba gi waa kër Limamou Laye waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu tali bu mag loolu lépp ak li leen Thione lebal ak li leen waa kër Thione lebal ak grand Serigne relation yi ngeen am tey ji ñu bëgg ko ñaanal kon Pikine ko bëgg a ñaan donc Pikine la Pikine ñoo ñëw ñaan leen fekk Ablaye Naar mu toog ñu ñaan ko ne ko dañoo bëgg fii waa Pikine daje fi ñëw fi ñaanal fi Thione Seck ñu rafetlu ko tamit ñaan du doy sax déedéet parce que Thione dafa am cër Kabiru Demba ba nu ñëwee wax ko defe ne Pikine moo war a njëkk si mbir mi parce que Thione Seck Pikinois la te loolu rafetlu na ko te ku ko dégg dina ko rafetlu parce que Thione Seck nag ak lu ñu ko mënu wax Pikinois la fii la ñu saraxee yaayam fii Pikine defe naa ne loo xale la fekk nga ko fekk nañ ci fii la ñu saraxale baayam loo xale fekk nga ko donc Thione Seck il est normal aussi waa Pikine fii ñu ko defalee baayam defal ko ndeyam il est normal ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te gëm nañ na Thione Seck ma nga àjjana grand Serigne yàlla sunu baay Thione Seck xippee àjjana wax ji rafet na waaye tey jii li ma la bëgg sànniwaat mooy ci xew-xew yi passé ñu jóge xale yi def ay ñaawteef waaye tey jii président tamit génn wax yëfi sëriñ si génn wax yëfi sedd tey jii defe naa lañ wax ne couvre-feu bi ci lay jeex lan ngay dolli xale yi ak réew mi fi mu toll jafe-jafe yi fi toll lan ngay wax ak ndaw yi lan ngay wax ak mag ñi lan ngay wax ak autorités yi duñ ne sa dernier kaddu waaye dinañ ñëw waxtaanaat ci mais muy doon kaddu yoo xam ne da nga koy dénk àdduna ndax grand sëriñ nag du lu ndaw boo demee Ndakaaru am na grand sëriñ bu fa nekk boo demee fépp Sénégal waaye Pikine fii yaay suñu grand di sëriñ lan ngay wax ndaw ñi ak mag ñi ak nit ñi ñu dellu si seen xel. waaw question bu am solo la te képp kuy kilifa Sénégal lii am musul am. musul am déedéet te du si président Macky Sall c'est une crise mondiale man dem naa France dem naa presque dëkk yu bari adduna bi si boppam moo bouleversé ndax feebar bi am kenn mënutul contrôle aucun pays en France tey je te parle très honnêtement soo fa demee tubaab yi ñu ngi rey seen bopp parce que dañu bëgg liberté te mënuñu ko am parce que dañ leen tëj à partir de 18 heures parce que liberté dafa nekk loo xam ne kon la ko xañ rek da ngay foog ne sa noon la mais situation moo ko def li am du benn responsable politique bu ko yëngal dafa fekk jamono metti crise am kër yi xat xale yi nekk si biir kër yi di tëju à partir de 21 heures di sonal seen yaay amatuñu boolu dof biñ koy waxee xiif gi dikkal leen ñuy tëju bu metti
loolu moo indi problème bi am. moo tax xeex bi yomb. moo tax xeex bi yomb. Et puis le président Macky Sall a compris ce message. Il a compris moom tamit 2 phases la am couteau à double tranche la woon mu bàyyi waru mu tëj nit ñi am wér ubbi mu ubbi feebar bi attaqué. 2 phases la amoon mais il a compris que ne sénégalais yi dañu bëgg ñu ubbi. ñu ubbi. il a compris ce message te wax na ko. du benn responsable politique xëy na kañ dafa tombé benn situation am. ñaari sénégalais am problème beneen sénégalais bi doole ji mu am di un politicien parfait ñu reconnaître talent am reconnaître ay valeur am moom si boppam mu profité si affaire boobu Sénégal yi jóg mais Sénégal yi soo gisee lu ñu def soo gisee sàcc bi soo gisee ñu daaji agent c'est parce que defuñu ko parce que sénégalais duñu baax mais xiif dina la permettre dëkk bu metti waaw mu sax soo ko tegee sa biir néeg bu génnee fépp soo ko dóoree di ko dóor mu attaqué la Sénégalais dañu attaqué état bi pour wan na ñoom dañu bëgg ñu may leen seen liberté dindi couvre-feu bi bàyyi leen ñu seet nu ñuy gérer yenn situation yi parce que Sénégal soo ko xoolee comme ni nga ko xamee ma xamee ko secteur informel moo fi am doole bureaucrates yi bariwuñu jaay bi moo fi am doole te jaay bi c'est à partir de ñuy jaay fonde cere dañuy jaay fonde jaay cere jaay ay lekk loolu la ñuy dimbalee seen nit njaboot ñi aussi suñu wàccee 28 heures dafa teel soo demee Dakar man saa yu may ñëw dinaa jël ñeenti nit juróomi nit yenn saa yi sax damay surcharge sama oto pour di leen indi pour ñu mën a ñibbisi donc coono yooyu mu indi nit ñi ñu révolté wu le président a compris parce que kilifa aussi noonu lay def sa dëkk su amee mouvement da ngay ne tekk analyser ko profondément xam le fond que que Macky Sall ba ñu ko waxal dafa ne tekk ba mu waree wax génn na ne leen léegi dafa xablaan seeni méthode dinaa toppatoo 300 quelques milliards def ko si xale yi dimbali jeunesse bi dinaa ubbi couvre-feu bi dinañu ko bàyyi ngeen amal seen liberté mais néanmoins mesure barrière yi feebar baa ngi fi te tey li muy rey bari na te ñu nekk si hôpital yi bari na mais père Yes yow pikiru nga bu baax ñu njëkk pikiru c'est la bokk parce que père Yes pikir yi moom gaa yaa ngi naan pikir yi autorité di pikiru ak pikir yi ñu bëgg pikir population bi bokkul loolu duñu bëgg nga indi ñu ci leeral mais l'exemple est très clair parce que ñi pikiru c'est l'état ñi pikiru mooy médecin yi ñu pikiru ñooy docteurs yi xanaa du ñu lay suñuy docteur poste santé boo dem ñu fay liggéey piqûre nañu docteur boo gis piqûre na xanaa nag loo bañ sa mais loolu xel sax nangu ko. waaw mais nit ñi ñooy. waaw nit ñi. parce que nee nañ piqûre bi ci boppam seringue bi fi muy dugg dafa am benn résol. buñ ko tegee nii ba gars yi kii boo bësee nii résol bi day dem. day jël piqûre bi. nee nañ piqûre woo leen. c'est faux. c'est archi faux. coow li bari na de. déedéet waaw. xam nga sénégalais parce que ñi naan am na ñu ci dee. non sénégalais xam nga ko sénégalais lépp lu muy def dina ko critiquer. ba pare doog ko def. même si football bi même si làmb ji sénégalais lépp professionnel lañu. sénégalais moom boo gis rek fu mu toog garan place coow ak wax rek lay wax. mais les réalités li am dëggantaan. non on ne peut pas sacrifier notre médecin. suñu médecin yi mënuñu leen sacrifier. man samay jabar Dieu a fait que alhamdulilah samay jabar ay docteur lañu. ñoom ñëpp pikiru sama ñaari jabar yëpp. yow daal xam naa grand sëriñ. te pikiru nañu. tey bisu Thione Seck bee ñu indi woon mais xam naa ne il faut que ñu ñëw gën a yaatalaat yeneen i waxtaan. tout à fait bëgg nañ weer wu ne ci kàttanu yàlla grand sëriñ ñu ñëw. xool bilan Pikine. tout à fait lan mooy banlieue bi. ak banlieue bi naka la war a doxe parce que bi ñuy dugg léegi ñu ngi naan jumaa ji président moo ko fi def. dëgg la jumaa ju mag ji bi ñuy dugg léegi ñu ngi gis ay lu bari loo xam ne stade bi ñu ngi koy séen. nee nañ moo ko fi def mais li am solo ba am solo. moom mooy grand sëriñ dimanche daal woo nañu ñëpp. ci ñaan gi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu baay Thione Seck. exactement loolu daal ñu bëgg muy képp di chrétien di musulman. kuy ñëw mu sol masque ak foo mën a doon. na nga sol masque ñëw ñu ñaanal Ballago ba Pikine xam ne Thione Seck Pikine am na fu mu ko teg te nag daf ko fi liggéey. monument la
parce que nag monument la te ma wàllu aussi benn mbir en plus Thione Seck ku fi gaañu ku fi sunu borom jëlee dina ànd ak Ablaye Naar mi magam mu téléphoné ko mu dem jëli ko ñu ànd mu ñëw jaale si kon daan na jaale ji bu baax amul benn doomu aadama bu tëdd Pikine ñu jenj ko te Thione Seck ñëwul jaale si la amul parce que piste Pikinois Ablaye Naar a ngi nii ba si Silla ba si Kapo ba si ku mën a doon Thione Seck dina déplacé wu personnellement ñuy profité di jaale suñu bàyyi du Seck Kapo adduna bi yëpp ndax ba géwal la woon boo xam ni lu ne def na ko ci mairie de la ville bi ci lu baax kon nit ku baax ñun xale yi géwal yi référence la ci ñun mooy li ma la wax rek si Kabiru ko jël ak Njaga Caam ñoo ko dugal mairie Kapo xam ne monument la xam na fi def na fi dara ñu jël ko indi ko si mairie bi Kapo c'est-à-dire que Pikine benn bopp la kenn mënu ko xar kenn mënu ñoo boole kenn mënu ñoo xar lu mu metti on se retrouve gars yi nee na lu mu metti Pikine la ñuy daje. lan ngay wax seen direct ci site boo xam ni Pape Gorgui di ko xam ni mooy sunu directeur général nekk ba États-Unis Pape Gorgui Samb mi ngi jaale Pikine di jaale àdduna tey jii seen direct ñëw nga gis sa doom gàddu micro bi tey jii grand sëriñ lan nga ñuy ñaanal ko àdduna ñaanal ko Pikine lan ngay wax seen direct. waaw am mbégte bu wér te incha allah si kàttanu suñu borom nous avons des projets pour ñoom parce que ay doomu Pikine ñoo fi nekk surtout yow ak yeneen ñu fi nekk incha allah dañ leen di encourager parce que aussi la vérité dëgg rek soo ko bëggee dégg nit dafa war a liggéeyal dëkkam. parce que lii ngeen def yéen a ngi liggéeyal seen dëkk lii ngeen def yéen a ngi jàppale seen dëkk parce que lii su amee métti di ku nekk sa xol su ko génnee rek problème dootu amati te li te c'est vous êtes à la base de ça fi ngeen nekk mooy dem si kilifa yi dem si nit ñi dem si population bi di waxtaan ak ñoom ñu ko génnee li leen di metti donc lii dañ leen si encouragé di ko féliciter aussi di ko féliciter di ko xamal ne ko lii sunu télévision la lii sunu rajo la ñun ñoo ko bokk lépp loo xam ne ñun am nañ si cër mu war ñu ko jox ñu war si mën a taxaw pour télévision bi dem si kanam si kàttanu suñu bam suñu ko waxee dinañu si taxaw parce que yow fierté nga mais bis ni ki tey nag grand sëriñ yow yaay sunu parrain ñun def nañ la parrain seen direct Pape Gora ak may dégg ku mel ni yow la bëgg ku bëgg lu baax di wax lu baax kon grand sëriñ ñaanal waaw dinañu ko moom ñaanal di ñaanal tamit télé bi nañu def Fatiha def fukk ak benn xulwa julli si yonent bi ñaanal Thione Seck parce que kooku on ne peut pas l'oublier mënuñu ko fàtte parce que Thione dafa dugg suñu xol c'est un monument Youssou Ndour d'accord Baba Maal d'accord Ismaïla Lo d'accord Omar Pène d'accord adduna bi yëpp d'accord ba bërki démb tu as vu le président Macky Sall daf ko décoré woo Thione ndax dëggoom parce que te léegi prévoir na ko ku dégg le message de Thione Seck ki dégg Thione fi muy waxi lépp woo na ba ne adduna du dara adduna doo nitu dara adduna du dara donc kooku il avait préparé tout ça te won na ko donc ñu defal ko xuloo julli si yonente bi ñetti yoon ñaanal ko fi mu tëdd mu gënal ko fi mu jógee yàlla xaare ko àjjanaam ak ay waajuram ak baayam ak ndeyam ak képp koo xam ne ma nga fa sunu paree nag ñu def yaa latif 9 fois defal yaa salaam ñaa 9 fois def xul wallaahu ahad benn yoon wala onze bi falagi benn yoon wala onze bi naasi benn yoon ñaanal leen parce que yaa salaam saa yoo ko gisee rek télévision bi am jàmm ba doon télévision yu mag comme ñu ko Sénégal doone ñoom Bougane doone ko Bougane aussi ñu ngi koy jaale en passant parce que sunu goro la du dëgg di ko jaale aussi Wally sunu doom la di ko jaale aussi toute la famille de Thione Seck si turu Pikine si sama tur man personnellement à travers tous les Pikinois ñu ngi koy jaale jabaram di ko jaale bu Wally sunu doom la ñoo mumi sunuy doom lañu di ko jaale ñëpp
ñoo xam ne mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. ba dimanche auzu billahi mina shaytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin bismillah. jërëjëf te bi yàlla leen yàlla def mag